quotidien du groupe Promo Consulting, Réumi Quotidien, avec une nouvelle charte graphique, une rédaction relookée et sa nouvelle page Sport Plus. Réumi Quotidien, c'est aussi le meilleur de l'actualité, l'information juste et vrai, le rendez-vous de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Retrouvez Réumi Quotidien tous les jours dans vos kiosques à 100 francs seulement. Réumi Quotidien, l'équilibre, notre credo. Notre credo. Réumi.com se positionne parmi les sites les mieux référencés de l'Afrique francophone et fait partie de l'un des départements très actifs du groupe Promo Consulting, avec une fréquentation en moyenne journalière dépassant les 100 000 visiteurs et des bandes passantes de près de 300 gigaoctets par mois. Avec un panel de rubriques très intéressant, Réumi.com constitue un point de passage et de dialogue très prisé de toutes les couches de la population sénégalaise, de la sous-région voire du monde entier. Réumi.com, c'est l'information en temps réel. Réumi.com, le meilleur de l'actualité. Réumi.com, l'équilibre, notre credo. Toute la ville en parle. Toute la ville en parle di seen émission bi waxtaane lépp luy xew-xew ci biir Sénégal. Ndeye Comba Moreau di dalal samedi bi maître Aya Boun Malick Diop di secrétaire général bu syndicat des travailleurs de la justice. ñu na waxtaane jafe-jafe yi nga xam ni ñiy liggéey ci wàllum justice dañ koy jànkonteel, waxtaan bi nga xam ni ñu ngi koy waxtaan ak nguur gi lépp luy jafe-jafe ci seen liggéey ak actualité bi jamono ji. Ci seen émission liy riche ci dëkk bi toute la ville en parle lay doon samedi bi 10h05 jàpp 11h ci Réumi FM Dakar 97.5 ak Ndeye Comba Moreau. ku ne suñu Sénégal neexul danga bëgg loo moomul. Toute la ville en parle. Toute la ville en parle di seen émission bi waxtaane lépp luy xew-xew ci biir Sénégal. Ndeye Comba Moreau di dalal samedi bi maître Aya Boun Malick Diop di secrétaire général bu syndicat des travailleurs de la justice. ñu na waxtaane jafe-jafe yi nga xam ni ñiy liggéey ci wàllum justice dañ koy jànkonteel, waxtaan bi nga xam ni ñu ngi koy waxtaan ak nguur gi lépp luy jafe-jafe ci seen liggéey ak actualité bi jamono ji. Ci seen émission liy riche ci dëkk bi toute la ville en parle lay doon samedi bi 10h05 jàpp 11h ci Réumi FM Dakar 97.5 ak Ndeye Comba Moreau. ku ne suñu Sénégal neexul danga bëgg loo moomul. suñu Sénégal neexul danga yenu loo attanul. ku ne suñu Sénégal neexul danga bëgg loo moomul. ku ne suñu Sénégal neexul danga nopp ku la nobul. ku ne suñu Sénégal neexul danga digge loo mënul. boo bëggee ku borom alal yi dëkk nga dëkk te yow amagoo alal. ne boo bëggee lu borom alal yi sol nga sol te yow amagoo alal. boo bëggee lu borom alal yi lekk nga lekk te yow amagoo alal. boo bëggee lu borom alal yi mel nga mel te yow amagoo alal. ku nekk ak li nga mengool. dëkk bi ku nekk ak li ngay nurool. dëkk bi ku nekk ak ki nga jubool. dëkk bi ku nekk ak ki nga déggool. dëkk bi ku nekk ak ki ngay xulool. dëkk bi ku nekk ak ki ngay xellool. dëkk bi Sénégal mosula naqari ndax lu waay di xeeb nit a ngi ne siiw jot ci. Sénégal mosula naqari ndax lu waay di sàggane nit a ngi ne siiw yem ci. Sénégal mosula naqari ndax lu waay di gedd nit a ngi ne siiw mos ci. Sénégal mosula naqari ndax lu waay di jaay nit a ngi koy jënd di maye.
asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni ñoo ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle fas yéene waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ni ñiy liggéey ci wàllum justice moom la ñuy daal di jànkonteel moo daal di waral tey ji ñu dalal ki nga xamante ni mooy maître Aya Boun Malick Diop nekk secrétaire général bu juste kon tamit négociation yi nga xamante ni syndicat bi le mi ngi koy amal ak état bi fan la daal di toll lan moo waral yëngu-yëngal bi lan moo leen métti lan mooy seeni revendication kon tey ji daañu ko waxtaanee ak maître Aya Boun Malick Diop ak yeneeni ponk yoo xamante ni soxal na actualité bi ci wàllum justice maître Aya Boun Malick Diop ñu ngi lay nuyu xanaa carton rouge. maa ngi lay fay di la jéggalu. Ndeye Comba ci retard bi ma retard. xam nga borom kër rek. génn suba teelam day xaw a da nga biddanti wala lan. déedéet ay affaire mbirum kër moo ma jàppoon rek. waaw loolu moo ma jàppoon moo tax ma xaw a am retard ni di jéggalu askan bi xam naa ne annoncé nga ko woon. am na ñu ko doon xaar. tey jii ñu bari dañuy laaj bu ñu nee SYTJUST syndicat des travailleurs de la justice ñan ñooy les travailleurs de la justice maanaam seen syndicat bi ci boppam ñan la ëmb exactement pour ñu xam. waaw justice. buñ koy wax dafa am ay fonctionnaires yi nga xam ne ñoo nekk ci wetu magistrat yi di liggéey ak ñoom ŋànk liggéey bi la ko dalee ca bopp ba ñu koy wax administrateur de greffe. ñu nekk ay fonctionnaires yu mag ay fonctionnaires de la hiérarchie A1 nekk ak ay greffier bu greffier yi jàllee am lu ñuy wax ay interprète après am benn personnel bu bëri boo xam ne ay secrétaire ay comité d'administration ay agent d'administration ñoom ñi nga xam ne lu ñuy former benn ku ci nekk am benn pàcc boo taxawee tubaab di ko wax maillon nga fay def liggéey boo xam ne bu liggéey boobu manqué rek wala bu sookee rek liggéey bi yëpp ay sooke waaw ñooñu la ñuy woowee les travailleurs de la justice. maanaam ci administration bi. waaw ci les travailleurs de la justice mooy maanaam ñi nga xam ne fonctionnaires yi nga xam ne. ñi ngi liggéey ci ëttu àttekaay yi. nekk fa ak magistrats yi ñoom ñooy ak magistrats yi ñoo ŋànk liggéey bi. ñi nga xam ne ñooñu fonctionnaires yooyu. boo ci génnee magistrats yi ñooñu la ñuy woowee. travailleurs de la justice. kon yéen li ngeen di kaas magistrats yi bokkuñ ci avocats yi bokkuñ ci. waaw mën nañu ne. ci maanaam ci mbiru koom-koom ak yooyu. li ñuy laajte ñooñu bokkuñu ci. waaye booy xool njëriñ gi. bu ñu dalee rek njëriñu ñëpp la ndax day gën a yembal liggéey bi ba nga xam ne ku nekk di nga nekk à l'aise ci sa mission. kon booy xool ñëpp la concerne. lan mooy importance su liggéeyu greffier. waaw xam nga mooy ñu bëri duñ koy faral di laajte. waaw boo gisee. attekaay ni mu bindoo day am koo xam ne bu xuloo amee ak xuloo bi nu mu mënti doon moom la ñuy wax mu àtte waaye àtte boobu duñ ko teg ci yoon ndax ki ñuy àtte dafa am ay àq ak yelleef waaye kay àtte muy juge bi ñu koy xaadi ci olof dafa am ay warugal yu tegu ci kawam léegi loolu yépp pour ñu xam ne nit ki ñuy àtte jox nañ ko ay àqam ak yelleefam pour ñu xam ne kay àtte def na ay warugalam dafa am benn seede bu nekk ci roq bi buy toog li xew yëpp moo koy bind ba ëllëg bu ñu àttee ba àtte bi pare ñu xam ne kii ndax jox nañ ko àqam ak yelleefam ndax ki doon àtte taxawe na taxawaayam ndax def na warugalam yëpp loolu la greffier toog di bind moom mooy seede bi ndax yoonu Sénégal ak yoonu monde bi yëpp dafa am lu ñuy wax double degré de juridiction. mooy maanaam bu ñu la àttee benn yoon am nga sañ-sañ ñu àttelewaat bu dee d'accord ci àtte contestation boobu bu amee ci mbind greffier bi duñ ciy xool ndax nu mu tuddati ku nekk la ngay wax dëgg la walla déet moo tax yoonu Sénégal ne kenn mënul àtte tant que greffier toogul ndax moom mooy seede mbir mi. bu àttee bu toogul rek. kay àtte la muy wax yépp du engagé peuple sénégalais moo tax ñu wax au nom du peuple sénégalais ndax am na peuple day toog di ko seede te loolu la fa greffier bi toogee.
mais ci dossier yi nga xamante ni mi ngi yegg si seen loxo greffier yi ban dossier ci gën a bari yan façon dossier divorce drogue wala lan moo ci gën a bari souvent ci àtte bi. waaw xam nga nu mu tudd loolu. àtte dafa bëri ay domaine am na lu ñuy wax domaine pénal. loo xam ne maanaam lu mel ne ku wàcc yoon ñu war a rëq sa ndigg. maanaam tegaat la ci yoon loolu la ñu àtte yoon pénal. moo am ay affaire civile mooy maanaam li dox ci diggante nit ak moroomam lu mel ne ko mbiru sëy. lu mel ne ko ay affaire état civil kayitu juddu. mu am affaire sociale mu mel ne par exemple diggante liggéeykat bi ak patron am. li dox seen diggante. mu am yeneen matières yu ñuy wax matière constitutionnelle. mooy li xew comme li ngeen di dégg li nga xam ne yëpp conseil constitutionnel la koy àtte. maanaam bëri na matière administrative dafa bëri. loolu bu ci nekk am na nu mu tuddati ay lim yu takku yu ci benn Sénégal parce que Sénégal léegi dafa nekk dëkk boo xam ne. nit ñi régleetuñu seen i problème ci biir koñ bi régleetuñu ko ci kër chef de quartier bi nit ñi léegi du ñoo xam yoonu tribunal miin ko bu yàgg ba sa gàcce la woon dem. tribunal mais léegi c'est la chose la plus normale. bu yàgg ba divorce ñu ko daan régler ci koñ ba wala kër sëriñ ba wala ci jàq ja bu yàgg ba xuloo duñ ko doon régler ci nu mu tuddati ci penc mi. mais léegi lépp lu xew rek tribunal lañ ko yóbbu ba xam ne matière yëpp bëri daal. matière yëpp mais léegi lu tax ci côté divorce boobu nga laal forcément pour divorcer léegi foog nga jaar tribunal. waaw foofu dama fay wax lu leer. xam nga yoonu Sénégal. dafa yombal sëy. mais jafeel. divorce. maanaam sëy nu ñu ko taqee baax na. mën nga ko taq ci kër ga. mën nga ko taq ci jàq mën nga ko taq ci église mën nga ko taq ci mairie. waaye bu desee lu dul tas comme tas dafa am ay conséquences yu ngand yu ci nekk duñ koy yóbbu tribunal ndax tas day laal ay alalu nit ki. tas day laal nu mu tuddati éducation xale yi tas day laal sa nu mu tuddati ci ay affaire ndono loolu comme dafa am ay conséquences yu garaaw yu ci nekk moo tax kooku moom du législateur bi dafa nekk kenn benn divorce mënut a am tant que yoon prononcé wu. kon sëy ak fu ñu ko mënti takkee. même bu fekkente ni sax ñoom sëy nañ 10 ans 15 ans mosuñoo dem mairie am certificat de mariage ainsi de suite mais bu ñu demee bay divorcer forcément faaw ñu dem tribunal. waaw foofu ñu bëri duñ ciy juum ñu bëri ñoo foog ne. waaw sëy bu am Sénégal dafa foog ne lu ñu bindul baaxul. waaw ma lay wax ne sëy. bu amee ay seede ba ñëpp leer na sëy am na. kenn mënatu koo tas ci ay may naa la sa baat. ay may naa la sa baat. tribunal rek ko mën a tas. ñu bëri ñoo foog ne liggéey bu amul contrat bu ñu bind contrat amu fa du ñuy nax seen bopp. bu maa ngi yow bu ñu commencé boo ma commencé jox ay ordre ma lay liggéeyal nga may fay. ñëpp xam ne yaa ngi ci bërëb bi. contrat am na. même bu fekkee amul benn xaatim. même bu amul xaatim am na nuñ ko yoon am na nuñ koy indee ay preuve ba ñëpp xam ne kii yaag moom amoon ngeen contrat. donc loolu ñàkk bind teewul say am. ñàkk bind teewul contrat de travail am. loolu ma ci attirer attention nit ñi. ba nga xam ne pour képp ku bëgg dem bay divorcer parce que surtout nag jigéen ñi laa koy gën a wax. parce que jigéen tey buñ ko mayee baat mu dem sëy keneen. dem sëy keneen. bu dee ka ko may baat dafa bëri xuloo. maanaam si c'est un homme belliqueux. mën na ko topp pour bu ñuy infraction bu ñuy wax bigamie. moo tax képp ku la ne la may naa la sa baat nee ko dañ dem tribunal. ba juge bi prononcé nga jël sa certificat. de divorce ëllëg kenn du am baat ci yow kenn du am yoon ci yow. mais en cas de bigamie dafa am ay sanctions. waaw am na ay. comme yan am ay peine emprisonnement da ciy am. bigamie bu amee emprisonnement da ciy am xaw ma nag jàppatuma peine yi. mais délit la ba nga xam ne mën nga ci nu mu tuddati mën nga ci tëdd kaso daal. waaw nga wax tamit sànq lu am solo nga ne waruñu rendre benn décision de justice bu fekkente ni greffier bi teewul temps yi rek gis nañ ni yéen a ngi banque seeni yoxo liggéeyu leen gis nañ fi procès bu kile di Khalifa Sall ak tamit bu Barthélémy Diaz bi ñuy joxe verdict bi dafa fekkoon yéen ngeen daal di banque seeni yoxo ñu bari doon wax sax verdict boobu donc du nekk loo xamante ni dafay valable. lan nga ciy tontu. pourtant rendre nañ ko ci place su greffier ba teg nañ fa ay en tout cas gendarme xool nañ naka lañ koy daal di organiser ba joxe seen verdict lan nga ciy wax. waaw xam nga mooy li may wax rek ñun greffier yi suñu rôle gars yi duñ ko yàgg néewal
ci biir justice léeg-léeg sax nga gis koo xam ne musta nekk greffier ñu ñëw indi ko teg ko foofu ne ko kaay def office de greffier mooy li may faral di wax rek greffier ad hoc mi ngi ci biir texte yi mais loo xam ne la teguwul yoon xam nga parfois loi mën na nekk mais loi bi bañ a yenu maanaa ñun greffier yi ñi ngi xeex pour dindi ko parce que tey weccoo wax jii ñuy def maak yow duñ la cee tàggat nga nekk journaliste tey bu doon benn journaliste nekk fi ñu woo ci mbedd mi ne kenn dañ koy def journaliste ad hoc xam nga liggéey bi day sooke. ñëw rek teg ko fii. waaw pour mu ñëw jàkkaarloog man xam nga fu mu nekk ni question yi nga may posé dafa am benn fil conducteur booy topp. tëboo tëb rek di ma ko kii am na noo ko préparé ba xam ne da bu kii ñëwee lii laa koy wax. même ni ngay waxee intonation beeg diction beeg yëpp. duñ la cee tàggat. tey enseignant ad hoc kenn mënu koo xalaat avocat ad hoc kenn mënu koo xalaat ma dem sa balay wax ne magistrat ad hoc kenn mënu koo xalaat xam nga tey mënoon nañu ne bu magistrat manqué rek képp ku mën lire mën a bind mën na ñëw nekk juge ad hoc wala procureur ad hoc ñu ciy dellu di wax ne liggéey bu nekk dafa am lu ñuy wax une dignité parce que yow tey Ndeye Comba Maroon da ngay fier nekk ne man journaliste la parce que da ngay jàpp ne c'est un métier qui a de la valeur donc dignité liggéey boobu duñ ko war a protéger parce que quand on dit que n'importe qui peut faire exercer les fonctions d'un greffier cela veut dire que liggéey boobu c'est du n'importe quoi et boo xoolee cër bi greffier am ci justice cela veut dire notre justice est n'importe quoi may wax ne image bi gars yi di gis ci audience boobu xam ne ñëpp dara gënut a ñaaw nga gis ku sol robe ak ab soldat bu toog ci wetam ça fait pas sérieux may lancer appel di ko wax sunu doomu ndeyu àttekat yi saa bu grève amatee ñi ngi ñaan yàlla sa grève bañ a amati mais bu yëngu-yëngu amatee ba nga xam ne les conditions normales àtte amul ñoom ñu bañ a dugg ci yooyu parce que loolu day décrédibiliser image justice te man damay wax faral di wax képp kuy laajte indépendance de la justice waroo nangu ay greffier grève ngay yéeg ak ay kii comment dire di yéege ak ay gendarme ay taxawaalukat biir tribunal pour lan pour def dëbb daaxe mos sa rafet parché foo ko xoolee yëre bu ñu parché kenn du ko bëgg sol te loolu war nañ affaire bu doy waar la maanaam ñi koy def nag lu ci bëri luñ ciy jublu pour ñàkkal fayda liggéeyu greffier pour wane ne ñiy tekkiwuñu fi dara mais ñëpp gis nañu ne bu greffier yi grévé justice amul bu travailleur grévé justice du am kon image boobu ñuy def c'est une image ridicule mais lu tax respecté wuñ leen lu tax état wu Sénégal joxu leen gëdd comme ni nga ko waxee parce que ñàkk a jox gëdd mooy andi ngeen banque seen yoxu ñu daal di andi ñeneen ñu remplacer leen seen jaar-jaar moo yomb wala lan. déedéet xam nga jaar-jaar bi naka la pour nga nekk greffier wala lan la suñu jaar-jaar yombul. waaw ñun concours bu sélectif la ñuy def ña ngi koy defee CFJ. ndonte sax niveau bac lañ koy defee. mais tey gis naa ay àttekat yu mag tey ñoo xam ne def nañu concours greffier échoué ci dem defee nu mu tëti concours magistrature jàll def bu avocat jàll mais def concours greffier échoué ci tey boo xoolee ñiy jàll concours bi ay doctorat lañ ndonte bac la de nature concours bi ni ñu ko defee xaw ma kan moo ko doon def mais moo tax gars yi borom kàngaam rek ñoo jàll promotion bi jàll nekk 38 am na 20 maîtrisards 5 doctorats xaw ma ak ñaata donc du liggéey bu yomb. du liggéey bu yomb. ñaareel bi boo gisee lu tax tradition bi ministère de la justice. ministre bi ña ko daan wër greffier daaw fa nekk ay magistrat rek fa nekk donc day am benn genre corporatisme boo xam ne bu ñuy defar affaire sunu mbokk magistrat yi rek la ñuy def affaire greffier ñu sànni ko foofu moo tax en 98 gars yi jóg ne lii ëpp na ci la ñu créé. Sytjust commencé xeex di kii boo gisee léegi Sytjust dimension bi mu am bu yàgg greffier kenn xamu ko woon léegi di ñuy grève di poser suñuy droit di wax ne fi ngeen ñu teg du suñu cër ba gars yi xam ne cër ba ñu jox àttekat yi jox ko kii magistrat avocat yi jox ko notaire yi yëpp ñu jox ko auxiliaire de justice bi nga xam ne c'est le premier auxiliaire de justice parce que damay wax ne booy xool salle d'audience ñeent magistrat ñoo fay nekk
ak benn greffier mais ci décision de justice bi ñaari signature dafay nekk bu président ak bu greffier may faral di wax ne subalterne du contresigner acte de patron loolu amul fenn yenn yi xel moo koy dawal intelligence moo koy dawal nit ki nag loo muur intelligence mënoo ko tere fonctionner moo tax à un certain moment am na loo xam ne boo koy def tôt ou tard nit ñi nañu fipp injustice parce que c'est une injustice professionnelle même que d'avoir un certain comportement à l'endroit des greffiers. temps yi lan moo leen naqari banque ngeen seen yoxo plusieurs fois exactement lan moo nekk seeni revendication bala ñuy ñëw ci négociation yi fan ngeen fi toll ak état bi dafa mel ni sax dañ leen recevoir wala. waaw ay recevoir à plusieurs niveaux am na. mais nga ñëw ci jafe-jafe yi d'abord. waaw li ngeen bëgg ñu soppi ko. waaw xam nga li ma doon wax sànq rek configuration ministère de la justice dafa defoon ne ñun du ñoo fàtte ci lépp. lu mel ne plan sectoriel justice am na fi. ñu investir ay milliards ci justice jënd ci ay oto yokk salaire ñenn ñi mais fàtte travailleurs de la justice yi loolu ba mu amee ñun ñu toog xool ne il faut ñu def ay proposition ñu defar plateforme revendicative déposé ko en 2013 en 2014 août 2014 ba ñu ñëwee ñu ne du ñuy changer doxalin parce que ñun secteur bi ñu nekk dafa nekk secteur bu sensible nañu jiital waxtaan ak wecce xalaat ñu dem waxtaan ak ministère de la justice ñu ne ko suñuy problème statutaire la amuñu statut amuñu plan de carrière beneen bi payoor yi baaxul beneen bi mooy la nga xamoon ne as tuut moom lañu doon def ndëgër laay muy koy woowe fonds commun maanaam chaque ñetti weer la ñu liggéey ci indi ay recettes ñu seddale ko président Macky Sall bi mu ñëwee dafa jël benn décret boo xam ne da ko wàññi bu baax beneen bi ñu ne ko amuñu accès à l'assiette foncière maanaam terrain yi état bi di joxe pour ñu am possibilité am ay kër à moindre coût léegi bañ ciy waxtaanee ba pare ministère de la justice au nom du gouvernement nañu léegi dem leen ngeen réfléchir ngeen def ay propositions de réforme ngeen bind ay textes ñu dem def loolu yëpp nekk ci ay at liggéey ci ba mu yemb jox ko ministère de la justice ñu woo ñu ci ay waxtaan corriger ndax comme textes yi su ñun la jógee woon ñoom pour ñu il faut ñu approprier wu ko defar ko bañ ko defaree ba mu baax ñu war ko exécuter. ñu nekk foofu commencé indi ay wër-wërloo. boobu garde des Sceaux ministre Sidiki Kaba moo fi newoon ñu def 18 jours de grève bañ defee 18 jours de grève mun sur doléance yu bëri yi nga xam ne sax xawuñu ko woon bañ ñu nangu ko. après ñu dem nekk ci xam nga fonction publique nag mu li ci doy waar mooy lépp lu gouvernement d'accord fonctionnaire yu mag yi ñii ay ministère de la fonction publique la ñuy nekk ñii ministère de la justice ñii feneen la ñuy nekk ñoom bu ñu gisee benn corps boo xam ne dafa nar a am ay avantages. duñ koy bloqué. gars yi nekk ci blocage yooyu ñuy yéegaat di sensibiliser kilifa yi di yéegaat di sensibiliser kilifa yi di yéegaat di sensibiliser kilifa ñun boo gisee dañoo nekk syndicat boo xam ne dañuy moytu di bloquer système bi tout le temps. moo tax boo xoolee suñuy grève sax du yàgg. ñetti fan une semaine 2 semaines on arrête. donc parce que dañoo am tamit benn stratégie boo demee bay xeex fexeel ba ku la xool xam ne ñoo la tooñ. ñun loolu la ñu pare duñu tëb di xeex parce que xeex bu metti sax di nga dem ba sa dëgg duñu koy fàtte. moo tax ñun bu ñuy xeex dañuy fexe ba ku ñu xool rek dañuy wax ne yow duñu laa tooñ. ba ñu waxaataa wax Ismaïla Madior ñëw fii ñu may ko diir mu toogaat fi toog fi bañ demaat ba instant gis ni ñii la ñuy waxoon ne ñu ngi ci bëgg génn ñu dàbbaliwaat xeex bi. ba ñu dàbbalee xeex bi def 9 jours de grève yàlla mi dara tawul def président Macky Sall woo ñu recevoir ñu. bi mu ñu recevoir ñu dem waxtaan ak moom xamal ne ko ñëwuñu fa sax pour négocier parce que moom kenn du négocier ak moom c'est le président de la République. duñ ko sensibiliser pour mu jël ay mesures pour benn situation bi nga xam ne mi ngi nekk ci këru attekaay yi situation boobu dañ ndaxte moom la constitution wax qu'il a dafa am obligation. veiller au bon fonctionnement des institutions alors que la justice est une institution kon ñun bi ñu fa demee négocier wuñu moom.
mais lu mu leen wax. nañ ko mébét yépp yi ñu ko wax. biñ ko waxee dégg na ko mu joxaat ñu rendez-vous ne je vous donne rendez-vous dans une dizaine de journées donc ñun ba ñu fa génnee notre comportement républicain notre sens des responsabilités nous a dicté de lever le mot d'ordre. parce que li may wax rek ñun grève defuñu ko pour bloquer le système ñun suñu combat bi gën a màgg ñun syndicat du travail de la justice c'est l'amélioration de la qualité du service public de la justice au-delà même de nos conditions d'existence. parce que l'outil de travail waroo ko yàq mi ngi mel ne woon tey yéen seen rajo bi ngeen mere patron bi rek ne da ngeen di grève yàq lépp toj lépp ëllëg doo leen liggéey même boo d'accord ñun donc nous nous battons pour améliorer l'outil de travail qui est le service public de la justice. moo tax ba ñu demee ba nga xam ne président de la République moom mooy veiller sur le bon fonctionnement des institutions de par la Constitution ba mu ne dégg nañu il va nous revenir dans d'une dizaine de journées une semaine moo tax ñu nit ñu jóg dem suñu yoon. effectivement 10 jours yi weesu na. mais est-ce que déggaan ngeen ko. non déggaatuñu ko parce que li fi xam nga calendrier président de la République. dafa chargé. dafa chargé moo tax tamit te kilifa gu mel noonu gëm naa ne kenn du ko poñe. jàpp naa ne tamit waxam lu ñuy fayee bor la. bu dee la jox naa la rendez-vous à tel jour même bu bis ba jotee toogal xaar gëm naa ne dina la woo. mais weesu na te woowule. waaw moo tax li ma lay wax kenn du ko poñe. mënoon nañu génnaat ci tali bi léegi suba bu ñu décrété woon léegi ñëpp grève mais dadul jekk bokkul ak sunu perception. mais est-ce que gars yi duñ jàpp ne kon président da leen corrompre. xam nga. ah dañ leen dalal palais rek ngeen wàcc. waaw xam nga. même bu fekkente ni sax seeni revendication amul dara luñ ci satisfaire. xam nga kii lu mu tuddati Ndey Kumba. nit warul ragal li nit di jàpp ci yow. li nga war a ragal. mooy bi nga boo wéetee la petite voix qui te parle ak bëtu yàlla bi lay xool xam nga li nit ñi di jàpp loolu amul solo mais li am solo mooy ta conscience propre ak li nga xam ne li anglais wax do the right thing. defal la na leen defal leen wax leen 10 jours yi weesu déggoo leen ko mais da ngeen koy won président yaa ñu waxoon 10 jours yi jot na. waaw mais dégguñ la xam nga da nga ne mënuñ xaar. da nga ne. waaw dañ koy won président. mais président kenn du ko wax ndaxte ñun suñuy waajur sax kenn du ko wax te président moo yilif suñuy waajur ñun ñëpp. maanaam da ngeen koy interpeller. waaw interpeller am na ñu koy interpeller. mais du déclencher waat grève automatiquement wala yu demee noonu parce que dama ne Sénégal lépp lu fi yeewoo suba ba ngoon jot président moo def yàlla moo def président yilif la. donc bu la nee nu mu tuddati may ma ab yow it il faut ce qu'on appelle une durée raisonnable. maanaam instant bi di ngeen ko may ba kañ su ngeen ko déggulee moom ak ministre am. non Ismaïla Madior Fall. duñ ko wax ci rajo kon day nekk ultimatum. te ñun bëgguñu dugg ci ay ultimatum. mais est-ce que nekkul tamit maître Aya da ngeen a topp front social bi am xam nga pratiquement 2019 yegg si na. ñu ngi jëm ci élection présidentielle syndicat yëpp taxaw mel ni genre chantage quoi maanaam élection yaa ngi jub si kat président boo taxawul ci suñuy revendication mën nañu dem voter contre ainsi de suite mel ni dafa am fu ngeen di tëye njiitu réew mi rek ci élection yi ñu jëm est-ce que nekkul ne da ngeen a topp comme yeneen syndicats yi muy santé muy éducation ainsi de suite waa justice tamit taxaw ne ñun kat xaar ñu teg suñuy revendication comme que président dafa bëgg a am deuxième mandat ñu war ne ko ñun tamit dañ koy wan suñ doole taxawal ci suñuy revendication wala peut-être mën nañu am beneen taxawaay ci élection présidentielle yu 2019. mais bu doon loolu mooy suñu mébét. kon bu ñu génnee dañuy continuer grève parce que dañuy wax ne kii joxuñu dara dafa ne xaar ñu. dañuy kii mais ñun. donc toppoo leen front social. non on n'est ça n'a rien à voir. on n'est pas dans ces considérations newuñu ci yooyu. xam nga mooy li may wax. nitu justice nitu responsabilité la. ñun du ñoo mooñ ci depuis école. suñu activité de tous les jours daf ñu jox le sens des responsabilités le sens de la mesure la tempérance yooyu yëpp dañu koy am. wax ju metti sax boo xoolee ñun li ñuy revendiquer bokkuñu ci ñun ay wax yu metti sax duñ ko wax. daf yu metti parce que fi ngeen nekk tamit dafa sérieux. c'est trop sérieux mais justement dafa am lu ñuy wax. c'est que dafa am formatage. professionnel foo toog di fa nekk da ngay dem ba jël la mesure de la vie. justice àdduna la justice fa la ñuy maanaam lépp
bu demee ba lépp jaxasoo fa lay dem. kon ñun waruñu fa nekk di ko jaxase. dafa antu ne syndicat fu mu jaar muy revendiquer syndicat bu dul revendiquer. nekkatul syndicat. association ngay doon amicale wala leneen. ñun bañ nekkee SYTJUST ba tey chaque année même bu jàmm di am on dépose un préavis de grève maanaam li ñuy wax daas fanaanal pour lan pour boo bëggee jóg mais li may wax sunu philosophie mooy grève alerte la alerte mooy. comme ça mais yéen waa SYTJUST mosoo leen fi def benn grève bu métti bu tax ñuy wax da ngeen banque seen yoxo defoo leen grève de la faim marché leen yëngu leen yëngal pour ñu xam ni vraiment SYTJUST mer nañ. waaw mais xam nga. lu tax du ngeen def grève de la faim comme ñeneen parce que seen revendication yi mooy revenir. man nag xaw ma ñeneen ñi de. mais man jullit la grève de la faim dama ko mës a gëm. lu tax ñeneen ñiy grève de la faim ay jullit lañu. waaw boo deewee wala lu ëpp ci ñoom. boo deewee dem ci kanamu yàlla. xaru la. ne ko yàlla na réew rax nga ne ko dama doon fayeeku bor duñu ma amal xaalis. waaw yàlla duñu ma amal xaalis dama doon fayeeku bor moo tax ma xaru mais quand même. moo tax yéen du ngeen def grève de la faim. man waxuma ñun mais man personnellement. mais ci collectif musuñ propose mais maître Aya nañ grève de la faim comme ça ñu faale ñu. jamais de la vie loolu moom. ñoom musuñ ko proposer. grève de la faim man. mais yéen ni ngeen di gréver dafa yomb nag. grève de la yéen seen revendication di ngeen ci yéex a am ay satisfaction. waaw mais yàlla baax na. ñi ngi parce que da ngeen di kii rek banque yoxoo ñetti fan affaire yooyu delluwaat président oo leen su palais ree leen ree ju neex ngeen delluwaat banque seeni yoxo. waaw mais xam nga li nga may wax ni Ndeye Comba dama jàpp ne neexalu animation la rek parce que tey bu ñu grève woon conséquences yi bu dalee population bi yéen a koy njëkk a décrier. non c'est que li ma bëgg a wax moom mooy su fekkee da ngeen a banque seeni yoxo ba jékki-jékki arrêté normalement même bu fekkente ne da ngeen a am 6 points de revendication benn bi sax war ngeen ci am solution wala ñaari mais jékki-jékki rek arrêté waat continuer waat liggéey amoo leen benn acquis. waaw mais xam nga li ma lay wax. maanaam àdduna parfois il faut savoir se battre avec le courage du lion. mais aussi de temps en temps avec la ruse du renard. man tey gëm naa ne nu mu tuddati tey mu dagg parfois li muy yàq moo ëpp. que li muy defar. SYTJUST am nañu ay acquis dans le temps yoo xam ne am nañ ko. par benn année grève nañ fi 6 mois ba ñu dagg suñu salaire man mii di wax dagg nañu sama salaire année boobu. te Sénégal fii gis nañu ne dagg salaire bu ñu fa eggee sax. metti na dafa metti boobu mooy li ma lay wax ne li ma lay wax 2006 la. 2013 non pas 2016 2011 boobu Cheikh Tidiane Sy moo nekkoon ministre de la justice. du ñoo grève 6 mois ñu ngi commencé 11 avril 2011 ba 9 juillet. 2011 grève boo xam ne kooku. mosuwee am loolu bañ ko dundee ba pare on s'est dit que mais ñun ñi ñu gën a gaañ. mooy askan bi am na ñoo xam ne yàgg nañu ci kaso bi seen dossier réer. yàqu ñu toog fa ay ati at kenn àttewu leen grève boobu moo ko jur. xëy na gars yi duñ ko xam mais ñun xam nañ ko. te nit tamit lépp looy def da nga ciy sóor àq. man dama lay jox benn exemple am na sama benn neveu bu gaañu. ci janvier bi. ñu war ko defal jugement d'hérédité man témoin laa woon ci kii boobu justiciable laa woon jur boobu. mais grève bi moo tax ba léegi pension am mënu ko jot. sama neveu direct. xam naa ne jabaram mi ngi may dégg man dama demoon nekk témoin ci procédure boobu ko en tant que justiciable sénégalais sama neveu gaañu na. dañu ko war a defal jugement d'hérédité militaire la woon donc pension bi ñu ko war a verser sa veuve et ses enfants mais à cause des 9 jours de grève yi ñu def. moo ko indil problème ba léegi audience bi ñu ngi ko prévoir le 3 mai. encore le 3 mai léegi bu jugement bi génne dina toogaat 2 mois pour jot lu ñuy wax nu mu tuddati attestation de non appel et de non opposition. regarde-moi temps bu ngand boobu yëpp. ñaata nit ñoo nekk situation boobu donc moo tax man la ce droit de grève chaque fois da nga koy balancer aussi le droit des Sénégalais qui sont comme toi qui ont la possibilité qui ont le droit de disposer d'un service public de la justice de qualité. te da ngay xool yow mi nekk tey justice loolu mooy affaire bi justice comme hôpital la nekk xam nga ko par dama lay jox benn secteur. xam nga élève boo ko weesoo nga ko ba pare mais justice fa ngay liggéeyee
mais tu es toujours justiciable léeg-léeg nga gis ab greffier buy tas sëyam ñëw tribunal léeg-léeg nga gis attekat buy tas sëyam ñëw tribunal mi nga mel ne hôpital ña fay liggéey ils sont toujours nu mu tëddi hôpital lañuy faju donc c'est un secteur névralgique ba nga xam ne man personnellement gëm naa ne jusqu'au boutisme amu fa place. mais dinaa la laaj ci longue détention préventive pour yow lan moo koy andi exactement parce que am ñoo xam ne nañ dañu dul am avocat moo tax seeni dossier di yéex yow lan nga ci mën a wax peut-être sax waxtu bi bareetul mais. gis nga longue détention yooyu. man parfois bu may dégg gars yi di wax rajo sax. télé damay jaaxle ay caaxaan la du ñuy wax ay non. attekat yee doyul xam nga lan la. c'est le problème des travailleurs de la justice. Ah bon? waaw dama lay jox benn affaire. gis nga un jugement bu ñu ko xasee bu ko juge bi rendre ba pare na ci bind bi. délivrance bi yépp yéen a koy def ñoo koy def bu appel amee nu mu tëddee mise en état bi pour mu jógee ci tribunal bu ndaw bi dem ci tribunal bu mag bi ñun ñoo koy def dossier yu bari parfois. si day yàgg ci biir greffe yi. ba nga xam ne un personnel bi doyul. deux y a une démotivation. trois dama lay jox par exemple ñi nga xam ne greffier du ñuy démissionnaire di dem seen yoon. donc tey Sénégal li fi am. état bi day def diagnostic bu bon. lu ñu wax àttekat yi doyul. or que àttekat yi ñoo ëpp greffier yi. or dans les standards internationaux boo gisee benn àttekat da nga war am ñaari. greffier maanaam tey bu àttekat yi nekkee 500 greffier yi ñoo war a nekk 1000. double greffier fu ñu nekkee 1000 le personnel qui les assiste doit être 2000. loolu xam nga yaram loolu bokk na ci li yàggal dossier. mais bien sûr. mais est-ce que bokk na ci seeni revendication non seulement àttekat yi doyuñu. mais àttekat yi ñoo ëpp personnel bi. non les greffiers. yaa ngi dégg donc loolu dafay indi benn problème bu doy waar boo xam ne te loolu personnel biy démissionné di dem l'État n'a pas fait des efforts. pour ñu toog ci këru àttekaay yi ñun nag en tant que syndicat diagnostic yooyu la ñuy yóbbul état bi ne leen lii ngeen war a def d'abord pour li ngeen di former ci greffier da ngay former greffier 2 ans. avant ñuy génn école la ñuy bàyyi en masse. bu ñu duggee toog tuuti réussir ay concours dem. bàyyi dem léegi lu muy indi du ñuy indi parfois lu ñuy def léegi li ñuy def du ñuy def benn combler le vide di ñu indi du personnel boo xam ne fonction publique lay jóg ñëw. mënuñu def benn qualification bi justement donc le travail bloc bokk na ci dama lay jox misaal bu gaaw rek pour gars yi xam mi ngi mel na seeraas. bu waa ji rendee jéggi dem bu dee ñëy fees kenn mënu cee fees kenn mënul dagg kenn mais kañ la nit ñi di jot ci yàpp bi. gën a yéex de. loolu lay niru fii àttekat moom day àtte rek dem yoonam. bu demee la ca des travail à la chaîne la ña ko war a def matuñu mënuñu. mais en cas bu fekkente ni nit ki dañ ko jàpp maanaam amul lu mu demee fay avocat comment ça se passe dafa am ay assistants juridiques yu nekk foofu ay avocat comment ça se passe exactement. non fii Sénégal moom. taxawu nit ci tribunal avocat rek moo ko mën def keneen mënu koo def. waaw exclusivité la ñu am. moo tax donc faaw nga dugal sa loxo ci poche fay avocat ku ci am waaw di nga fay bu dee mënoo ko am na sax lu ñuy wax assistance judiciaire. am na bu ñu demee ci côté barreau bi laajte ku néew doole. nan ngay jotee ci assistance judiciaire dinañ la ko wax. mais mooy li may wax rek pour jeexal xam naa li ñu desee ci. jeex na sax pratiquement. waaw pour des gis nga maanaam tey justice bu nekkee oto. moteur bi c'est les travailleurs de la justice waaw xëy na commande bi ñeneen a ko yor mais moteur bi liy dawal administration judiciaire c'est les travailleurs de la justice te ñooñu bu leen état bi fàttee rek nañu xam ne service judiciaire service public de la justice du baax. xam nga Sénégal constitution bi dafa ne pouvoir judiciaire les institutions judiciaires ñoo koy exercer. les cours et tribunaux magistrats yi la greffier yi ñooñu dañoo am ñoo xam ne nu mu tuddati duñ leen di assister boo jëlee affaire bi yemale ko ci magistrats yi rek. wala ci avocats yi rek fàtte greffier yi ak le personnel judiciaire. dara du dox. ab théâtre lay nekk nii rek nañu gis ñu sol seeni robe yu ñuul mais justice bi du dox. indépendance bi ñuy wax nag de la justice temps yi gis nañ juge dem démissionné gannaaw ba nga xamante ne alerté na plusieurs fois yow loo ciy wax en tant que travailleur de la justice.
waaw man dama am benn conviction. mooy indépendance du doy. Indépendance du doy ça veut dire waruñu ne nu mu tudd am nañu indépendance. constitution bi wax na ko séparation des pouvoirs am na fi loolu yëpp am na fi mais il faudrait que aussi luy njàmbat rek dafa laaj waxtaan comme toll nañ ci jamonoy njàmbat na état bi def nu mu tuddati œuvre d'écoute ubbi ay discussion parce que ci biir discussion les meilleures solutions di am. parce que yàlla moo def noonu solution moom ci waxtaan rek lay génn. loi sur le parrainage voté nañ ko en tant que citoyen sénégalais ànd nga ci waaw wala déet. parrainage soxal élection présidentielle 2019. bof man bon awma ci position particulière. mais en tant que sénégalais citoyen sénégalais koo xam ne am nga droit de vote. waaw ma d'accord naa bu baax. ci parrainage d'accord nga ci ak coow li mu jur yëpp. non du question coow bi xam nga coow bi bu amee. médias yi ñoo ko teg. ah bon média oui parce que mi ngi nii da nga ubbil nga ma pour ma wax ci. keneen wax ci mais xam nga li ñuy wax mooy lan du ku mu neex nga jóg. dem nekk candidat. mais aussi bu dee sa candidature da ngay ñëw déposer mu indil ñu des dépenses yoo xam ne ressources yi tey Sénégal duñ ko soxla. mu indil ñu ay dépenses yoo xam ne yow au finish mënoo am sa ñu lay toogal ci bureau de vote yi mais loolu tamit il faut ñu xool ko. kon daal c'est un xam nga loolu yëpp cas d'école la mais mën na am gis nañ ko fii ci nu mu tëdd ci kii nu mu tëdd ci élection législative yi ñun ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kër àttekat yi bu ñuy def commission yeeg ci biir tribunal la ñu koy defee mais dañuy sonn liggéey bu metti la de gaa yoo xam ne mënuñu feesal seen kër sax mais ñooy ñëw dugal ay. maanaam daal dinañ am Sénégal ay candidats de taille pour élection présidentielle. mais bien sûr fii ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs mais fii les ténors de la politique xam nañ ñooñu dinañ am li ñuy laaj. mais bien sûr xëy na man tey xëy na bu sud juste présenté woon duñu am 1000 personnes. mais am na ñoo xam ne xam nañ leen bu baax ñooñu ay. bu ñu sampee seen dën daañu am signature yi ñuy laaj ñooñu am na xam nañ leen le Sénégal. parti politique yi mu nga xam ne ñoo ŋànk politique xam nañ leen. kon ñu koy jaajëful baax maître Aya Boun Malick Diop nekk secrétaire général bu syndicat des travailleurs de la justice ñu doon waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni les travailleurs de la justice ñu ngi koy jànkonteel ak négociation yi fu ñu ci toll ak état wu Sénégal donc ñu koy jaajëfal bu baax maître Aya Boun Malick Diop di jaajëfal auditeurs yi ànd ak ñun comme samedi bu jot 10h jàpp 11h émission bi ngeen mën ko suivre si www.rewmi.com rewmi.com ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité.